man la Ndeye Kani Cissé di 3e adjointe au maire de la commune de Joal Fadiouth. waaw tey dañ fi daje pour informer parce que dafa am lu fi xew ba ay xale woo télévision yi woo Sénégal gépp wax affaire lotissement bu illégal bu ñu joxee bu nekk ci ndox mi boo xam ne respecté wul les normes environnementaux wax télé bi donc laaj na nag ñun comme population bi ñoo ñu fal ñu ñëw leeral askan bi parce que weddi du ragal weddi tuuma du ragal mais dafa bokk ci njullite parce que buñ la tuumaalee benn affaire te nga yor institution boo xam ne dañ la ko dénk laaj na nag nga woo population bi leeral leen ci. waaw lotissement bi c'est des rattachements yoo xam ne jaar na circuit bi mu war a jaar yëpp jaar na ci préfet jaar na domaine jaar na urbanisme jaar na cadastre jaar na sax service bi non wax naa urbanisme et l'habitat jaar na DSCOS ba ñu approuvé lépp bi ñu ko approuvé ñu monter une commission de distribution mais maire ne comme suuf si dëkk bi dafa am cosaan bu daggee suuf si 4 quartiers yi nañ leen jox un quota de 100 parcelles plus les 4 délégués muy 104 parcelles plus 2 yu ñu ci yokk sax ça fait 106 parcelles yoo xam ne les 4 quartiers traditionnels nañ ko mais Joal du 4 quartiers yi rek mais moom bu demee dëkkul ci dëkk bi juddoowu fi gaa mais bu dee ñii seen suufu maam la woon ñu ko doon béy ñëpp a doon ànd di ko béy béyeetuñ ko Joal xat na c'est une presqu'île presque 60% des terres sont des terres inondables amatuñu dëkkukaay te bi ñuy ñëw en 2014 dañ fay trouver 3000 parcelles yoo xam ne déjà fay nañu frais de bornage 30 000 depuis 20 ans amuñu suuf bu ñu leen jox donc maire bu ñëwee avec les propriétaires terrain ñu négocier ak ñoom borom tool yi ñoo lotissé seen tool mairie jël ci quota donc loolu bu ñu ko ñëwee di ko distribuer les quartiers traditionnels warul am problème mais politique yàq na parce que xale yi bu ñu demee dañ leen di jëlal bus climatisé fay ay journalistes commandé leen dem leen ñun xam nañ li xew gis nga boo nekkee candidat maire danga naan je suis candidat boo demee dañ lay gagné wala nga gagné woo mais laqatu ci ginnaaw ay booy quelques booy les quartiers traditionnels sont là ñu ne c'est des collectifs délégué de quartier sax amu ci collectif boobu kon ñun dañuy lancer appel ñëwuñu fi pour guerre dañoo ñëw pour informer notable yi gis nga lii c'est les 4 quartiers informer leen ci parce que actes yi joxe nañ ko lotissement bi commission bi distribué na dañuy identifier ji semaine prochaine te ku ñu identifier di nga jël sa parcelle benn borne nag wax nañ leen ko benn borne moom ku ko laal ñun doo am ak ñun affaire wax nañ leen ko parce que loolu lañ décidé woon bu ñu nooyoon ñu dem buddi ji borne yi mais on les attend fermement moi j'habite dans les quartiers traditionnels fii laa dëkk sama maam Asset Kodou fii la dëkk ma am tool comme ñoom jigéen laa nag waaye maa ngi leen di xaar. voilà xam nga problème bi mooy dañoo jël journaliste yóbbu leen fi nga xam ne lotissé wuñ ko cax ci biir ndox mi décharge boobu décharge municipale la am na 500 mètres ak les lotissements looloo tax je crois di ngeen ànd ak ñii ñu won leen ngeen gis ko filmer ko ce qui s'est passé c'est des politiciens cachés derrière gos yi rek. beneen bi mooy c'est toujours le même groupe cinquantenaire bi c'est le même groupe. même personne yi la même personne yi ñooy ñëw toog fi amati nit ñi mais loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te ku fa laal dara ñun dinañ fa dëkk man de personnellement bu ma fa amoon kër suba ma fondement ko ba xam ndax ñoom ñoo moom dëkk bi wala ñii ministre nag benn ministre bu amee ba am doole nag xaar ba nekk maire dëkk bi gis nga dëkk bi ku fi dugg bu ko rey sa patron mu neex la mooy sa patron mu naqari la mooy sa patron loo tax damay profité di gërëm les responsables politiques de Mbour semaine passée dañoo collecté ay motopompe jël matériel may gërëm Siré Ndiaye di gërëm les députés de Mbour Cheikh Issa ñu ngi koy gërëm dañoo jël matériel bi rek dem ba ca mairie ba jox ko le maire de Mbour loolu mooy républicain kuy dimbali Macky Sall kuy jàppale Macky Sall doo ñëw ci petite commune bi di ko tas ku bëgg gagner dëkk bi daa am nooy defee ku bëgg a remplacer nit doo ñëw pousse ko da nga koy naxante di ko jàppale un ministre de la République Joal warul woon am inondation parce que les inondations c'est l'État comme benn commune munul faj inondation kon yow boo nee ministre nga yor sa ndomba tànk yor sa doole won ko sa commune lay fal kon du campagne mais boo ñëwee di xeexal maire bi boo ñëwee nga indi di monter ay lampe di yéegal sans maire wàccee lampe municipalité bi di yéegal pour politique duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba gis nga lu ñu maye woon jeex na dañ ne le Joalien est pacifique jeex na dootuñ ko nangu tey je le dis haut et fort man la Ndeye Kani nëbbatuwuma gis nga mairie bi ñun ñu ngi fi ñun ñooy weewoo Joal ñoo nekk ak ñii ñoo xam feebar yi ñoo xam ngénte yi ñoo xam liy metti tooguñu ba à 3 mois des élections di jënd ceeb ana inondation ak ceeb ki inondé loo koy joxe ceeb
fexeel indi canalisation état bi moo ñu diggoon canalisation 6 milliards pour Joal defu ko ministre bi daaw mu ñëwaat fi devant le ministre suñu ministre ñëw dig ñu 5 kilomètres de canal defu ci dara mu taw nga dugg sa bopp di won nit ñi yaa ngi fi mais on ne va pas se laisser faire. L'acte de vente est là maanaam ñoom si seen plaidoyer dañ ne zone de pâturage bi nañu lotissé Joal c'est une commune urbaine mënul am zone de pâturage Joal Fadiouth mi ngi pël ga tey Joal geenu nag tey wëral ma fii ñu fi dese geenu nag bëriwul kon foofu ñoom ki jiite fronde bi moo ko lotissé moo fa dem sàcc fa jaay à 1 million 700 bii mu jaayee 1 million bii mu lotissé avec un plan jaay ko ki mu ko jaay moo ñu ko jox normalement la commune devait porter plainte mais xam nga ni Boucar amu fi suuf bu jëlee doomu Joal yóbbu gendarmerie dëkk bi tàkk ñu ne dafa ñëw pour xeex dëkk bi donc nga def lii ñun ñu muñ ko tu te permets ñëw di accuser municipalité bi vraiment borom suuf saa ngi nii ci ginnaaw weddi gis bokk ci ki moom foofu la jël jaay ko ñun Joalien ñun ñëpp ay mbokk nañ kooku tey dafa bokk ak ñëpp moom moo dem ci ministre bi mu jox ko xaalis mu luyee bis climatisé luyee ay xale 1000 francs nañ leen fay takkal leen morceau bu xonk dem ci lotissement bi looloo am maa ko wax. non turam duma leen ko ragaluma nag parce que mi ngi nii bu ngeen zoomé di ngeen gis tur bi tur baa ngi fii moom jot na ko collectif bi nii ma leen ko wonee noonu nañ leen ko joxee woo nañ ko fii muy justifier ne toolu maamam la mais tool boobu seeneen na ko moom ak fayeen ñoo ko moom ñun yi am nañu fa moo ko fa jaay lotissement illégal fi nag yi doon jaar ñu ne moom moo ko dagg ñemewuñ ko wax il se permet beneen bi mooy bu ñu nee collectif c'est des sous-délégués yoo xam ne vraiment am na loo xam ne sax bëgguma ko wax ci télé mais ñun li ñu fi dese on va pas se laisser faire ni ma ko waxee fii je le répète haut et fort nekkatuñu suñuy sous-délégué bu neexee yàlla bu ñu wootetee réunion quartier bu ne di nga tànn ki la indi mais amuñu fa kayit amuñu fa dossier mairie fekkeewul fi ñu leen di nommé c'est pas des délégués dañu leen bàyyi woon rek ils représentent population dem ba kooku tey il se croit pour l'empereur de Joal Fadiouth à quel titre Joal mënul am empereur Joal amul buur benn buur nañ fa xawoon am muy Léopold Sédar Senghor sagal ñëpp jeex na mais fii ñëpp a yem ki fi ñëw tey ki fi ñëw suba ñëpp a yem gis nga lotissement bee day am na dinañ ko identifier joxe nañu acte yi man maa joxe acte yi wax naa leen ko ba nit fekk ma sama kër parce que ci dëkk bi laa dëkk te xamante nañ léegi na may lancer un appel bi may lancer suñuy rakk nañu suñuy càmmeñ suñuy mbokk ñun ñëwuñu fi pour dénigrer leen ñëwuñ mais dañ leen ñëw pour def appel parce que nag mënuñ ñoo menacer mënuñ ñoo xoqatal ñun lépp lu ñu war a def nañ ko ñun duñu daw nañu porter ji plainte voilà xam nga nit bu deful lu dul yoon déjà li ñu waroon njëkk a def mooy ñëw gis maire pour explication ils ne l'ont pas fait semaine passée dañu ñëw pour indi benn enveloppe nekk centaine ñu ñëw ne maire lañu rencontré ñu fekk ma fa ma tegal leen 16 ñu ne non courrier nañu indi teg fa daw mais waroon nañu toog bureau maire dinañ leen wax dëgg luy tàkk te du fay parce que moomuñu nit ñi. Samba Sène doon dëkk Ndubaab doon doomu Jibril Sène ak Binta Faye jaab moo dem di ko lotissé ma fekk ko fa ma ne ko lii ngay def teguloo ko ci yoon lii du sa alal seeni borom ñu ngi ñëw te seeni borom buñ la fekkee fii di nga ami jafe-jafe man nag dañ ma sàmmaloo dama fi def rek di sàmm moytul lii ngay def moo daal di arrêté ma daal di joxe gannaaw dem yàlla def ma dellu siwaat fa fekk foo ay borne ma dem mairie fekk ñi nga xamee ne ñoom ñoo yore domanial bi man leen jaab day mu ngay lotissé fële suuf si nga xamee ne moomu ko fayeen yi ñoo ko moom ak seeneen yi mu ngi koy lotissé te foofu ay déegi ceeb la woon maam ya di fa béy yaa ngi dégg kon moomu ko léegi nag ba ma ko waxee loolu ca laa taxaw man di xaar yoon ndax wax naa ak ñama war a waxal fekk ko fa buddi borne yi sànni leen pare ci moom toog di ko seetaan mu di ma romb ma di ko romb dama dem mairie puisque mairie am na ñi nga xamee ne ñoom ñoo yore wàllu suuf si ñooñ laa dem kalaame ko ak ñoom it dem nañu def constat bi
kon man pare naa ci sama devoir def naa ko wan naa ko ne lii ngay def moomuloo ko du sa alal waroo cee dugg